waxtu xibaar ci chaîne des valeurs am mbégte ak kontaante di ci ànd ak yi ngeen bokk na ci li gën a fës. li gën a fës sa mbokk yi diggante Ndakaaru ak Varsovie fu mu teral nii lépp leer na ñaari accord yuñ ci xaatim ak koppar yoo xam ni jagleel leen ko nguuruk Sénégal lu ni mel moo tukkee ci ganuk njiitu réewu Pologne ci Ndakaaru. Sénégal bari na lu mu mën a jàngat ci naataangoom bu Pologne bu ñu sukkandikoo ci Macky Sall. forum international bu Ndakaaru bi ñu jagleel wàllum jàmm ak kaaraange ci Afrique daañ ci wax itam ginnaaw ba ñu koy xaarandi ñaar fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre. lu ëpp ñeenti téeméeri délégation ñu leen ci xaarandi. activités yi door na démb ci alxamis ji daañ ci dellu si ak Toxera Fall. màggal bu Touba 2022 mu mel ni marché bi itam fi mu toll nii ci wàllum ndugg lépp yemb na ca diwaan ci dëkk bu sell boobee bu ñu sukkandikoo ci jëwrin ji nga xam ni mooy yor njënd meek njaay mi Aminata Assom Diatta nga xam ni yëkki na ay kàddu itam jagleel ko wàllum cimenterie bi ci Sénégal. daañu teewlu ay kàddoom ci biir xibaar yi lii moo gën a fës mbokk yi nestis ñu yaatal incha allah. asalaamualeykum su fekkee ni yéen a ngi ñuy soog a dàpp ñu door ak ganuk njiitu réewum Pologne Andrzej Duda ci Ndakaaru nga xam ni war na fee amal ganuk ñaari fan démb ci alxamis ji ci suba la yegsi ci réew mi ki ko dalal di président de la république Macky Sall. ñaari góor yàlla yi jot a amal ab jàkkaarloo waxtaan ci loolee ñaari xaatim yuñ ci siife bokk ci itam ay koppar yu ñu jagleel réewum Sénégal. lu ca gën a fës nag ca waxtaan yooyu le bokk na ci wàllum gaz ak wàllum kaaraange gi ca Europe bu ñu sukkandikoo ci njiitu réewum Pologne Andrzej Duda ñu déglu ko ci micro Dakaractu. Et on a également parlé de la coopération économique. Nous savons que les gisements d'hydrocarbures sénégalais. waaw doon nañu waxtaanee itam wàllum coopération économique digg ñaari réew yi. xam nañ ni réewum Sénégal ci ay at yu nu dëgmal dina exploiter ressources pétrolières ak gaz yi mu am. looloo tax ñi fi teewal société Petroca Orlen mu nekk groupe bu mag ci wàllum pétrochimie ak pétrolier ak représentant wu compagnie gazière bu Pologne itam ñëw na ànd ak ñun ci délégation bi mi ngi fii. doon nañu waxtaanee naka la leen di gunge ba keroog ñuy amal exploitation ressources gazières ak pétrolier yooyu. waaye itam waxtaanee na itam wàllum coopération d'investissement ak coopération universitaire itam. doon nañu waxtaanee itam naka la infrastructure pétrolière ak gazière yi nekk fële ci réewum Pologne ni ñu développé. doon naa ko jox sax exemple bu mel na port méthanier de Szczecin bi nga xam ni capacité bi mu am ci wàllum stockage ab capacité u yaatu la ndaxte ay milliards ak i milliards mètres de cube la. waaye itam dina am ab port gazier bu bees boo xamante ni ñu ngi koy waaj a taxawal foofu. waaye itam fexe naka la ñuy développé ay corridor gazière ci dendu Europe. lancé nañu itam ab interconnexion gazière ak réewum Slovaquie ak Lituanie ak réewum Tchèque ak Allemagne itam. yooyu yëpp nekk ay coopération yu am solo yu nu amal ci nu biir te mu doon digg fukk ak ñaari réew. Avec toute la région de 3 mers qui regroupe 12 pays. Sénégal bari na lu mu war a mun a jàng ci réewum Pologne kàddu yooyee ko yëkkati di njiitum réewum Sénégal Macky Sall ci kanamu naataangoom di Andrzej Duda. moom njiitum réew mi rafetlu jéego yi nga xam ni réewum Pologne def na ko rawatina ci wàllum defaruk gaal ak bato ci diwaanuk Gdańsk googe nga xam ni moom njiitum réew mi demoon na fa ci atum 2016 terewul nag am na téeméeri millions yi xaalisu dollar bu États-Unis boo xam ni Pologne jagleel na ko Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Macky Sall ñu teewlu ko. Nous avons beaucoup à apprendre de la Pologne. Nos deux gouvernements vont examiner plus en détail tous ces volets. waaw réewum Pologne mën nañ jàngee ci moom lu bari. ñaari gouvernement yi itam dinañ waxtaanee koppar bi nga xamante ni réewum Pologne lebal na ko gouvernement bu Sénégal te mu toll ci $100 millions US. waaye itam bëgg nañu am ab lëkkaloo ñu collaboré wu bu baax ci wàllum hydrocarbures. comme ni ngeen ko xamee réewum Sénégal li ko dalee 2023 dina tàmbale exploiter ressources pétrolières ak gaz. waaye itam bëgg nañu gën a dëgëral suñu diggante rawatina suñu weccoo
ci wàllum koom-koom dinañ ko jaaree nag ci wàllum investissement ngir gën a dëgëral sunu secteur privé bi waaye itam moom mii di président Duda wax naa que ni Sénégal réew la boo xamante ni réew bu ubbeeku la ngir partenariat yépp kon nag entreprise polonaise yi pare nañu ngir ñu dalal leen ci wàllum tabax ak wàllum dëkkuwaay ak wàllum infrastructure hôtelière ba sax ci industrie doon nañu waxtaan itam ci situation bi xew fële ca Ukraine waaye itam situation bi nga xamante ni jamono ji xew na fële ca Sahel ci wàllum terrorisme ak jeexental yu mu jur ci wàllum kaaraange ci dendu Afrique ba sax ci àdduna wërngal këpp. Les impacts négatifs sur nos pays et ces impacts surtout sur la paix et la sécurité internationale. ñu wax ci juróom-ñetteelu at Sénégal di amal forum international bu ndakaaru bi ñu jagleel wàllum jàmm ak kaaraange ci Afrique nga xam ni dana door ci weeru ko octobre bi ñuy dëkkmal ci alxamis ji dal nañu bépp activité boo xam ni dafay dugg ci waajtaayu ko rendez-vous boobule nga xam ni ko jiite woon moo di jëwrinu ko Sénégal bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllum bitim réew ak sénégalais ya fay yeewoo lu ëpp ñeenti téeméeri délégation ñu leen di xaarandi ci ndaje moomule bàyyi ko ci àdduna wërngal këpp teewoon na ca ndaje ma Toxera Fall ak Cheikh Makhtal. Dakar dina dalloo juróom-ñetteeri édition wu ñeel forum international bu ñuy waxtaanee wàllum kaaraangi ak jàmm fii ci dendu Afrique ñu nar ko amal ci weeru octobre bi ñu dëgmal li ni mel tax jëwriñ ji yor wàllum biti réew Aïssata Tall Sall daal di jiite lancement officiel u activité yu ñeel boobu leen ndaje. Je voudrais donc à l'entame de mon. waaw mbégte ak bànneex la àndal ngir jiite cérémonie de lancement bu ñeel juróom-ñetteeli édition bu forum international de Dakar bu ñuy waxtaanee wàllum jàmm ak kaaraange fii ci dendu Afrique mu nekk nag ab cadre de réflexion si jafe-jafe yi nga xamante ni Afrique mi ngi koy dund ci wàllum kaaraange forum de Dakar nag ñu ngi koy amal depuis 2014 te dara tax ko jóg lu dul jox Afrique taxawaay bu am solo ci biir àdduna bi. Sur la place, la vraie place du continent dans le monde. lu ëpp ñeenti téeméeri participants ñu ngi leen di xaar ci boobu la ndaje moo xam muy décideur civil wala militaire ay kàngam ak i boroom xam-xam yu ràññeeku ci àdduna bi ñoo nar a seq boobu la ndaje. Ce forum est né. waaw forum bi nag li ko tax a jóg mooy boole fii ci Dakar ay boroom xam-xam ay gëstukat ak i xeltukat yu ràññeeku lool ci wàllum kaaraange te ñu nekk ay officier wala sax ay haut officier ak i généraux ak ñu ràññeeku ci àdduna bi rawatina ci wàllum diplomatie ngir ñu mën a xool naka la ñuy def ba nu mën a am ab àdduna bu jag beneen facteur bi nag mooy engagement ak dogu bi ak rigueur bi nga xamante ni commission scientifique bi di CEDH bi mu am ngir taxawal bi le forum. Ce forum. dendu Afrique di jànkonteel ak i jafe-jafe ban pexe lañ ci war a indi ci wàllum dal ak moom sa bopp li ni mel mooy thème bu nu tànn ngir ñu waxtaanee ko si bile juróom-ñetteeli édition wu forum de Dakar sur la paix et la sécurité te mu nar a door ñaar fukki fan ak ñeent ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre te jëm ñaajo. xew-xew yi jamono ji ci àdduna wërngal këpp ban jeexital la mun a am ci Afrique rawatina ci wàllum dal gi ak jàmm gi ak it ci wàllum moom sa bopp lu ni mel nag lañu fas yéene waxtaanee si juróom-ñetteelu édition forum international bu ndakaaru boobee nga xam ni moom la ñu jagleel wàllum jàmm ak kaaraange ci Afrique mu di thème boo xam ne dafay wuyu bu baax jamonoom bu ñu sukkandikoo ci comité scientifique gu forum boobule seen njiit di général Mbaye Cissé la ñuy teewlu ci micro Cheikhou Makhtal. L'édition de cette année, qui se tient quelques mois seulement après celle de 2021, consacrée à la crise mondiale. waaw édition bu atum ren bi te ñu nar ka amal ginnaaw édition bi weesu te ñu amaloon ko atum 2021 liñ ci doon waxtaanee mooy crise mondiale sanitaire et thème boobu nag serewul benn yoon ak thème bu nu tànn atum ren ji muy l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes défis de stabilité et de souveraineté mu nekk nag ab thème bu am solo bu kenn dootul naatable ndaxte dafa ñëw si jamono boo xamante ni Afrique dafa jànkoonteel ak i jafe-jafe rawatina ci wàllum géopolitique doon ay jafe-jafe yoo xamante ni jàngoro bi di Covid-19 bi fi jaaroon bàyyi naka fi waaye itam ay jafe-jafe ci wàllum kaaraange rawatina nag wàllum terrorisme ci Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre waaye itam jafe-jafe ci wàllum koom mu doon beneen jafe-jafe boo xamante ni guerre ba nekk ci Ukraine ak Russie moo ko waral alors ci défi yooyu nag commission scientifique bi fas na yéena indi ay regard yu critique ci wàllum kaaraange si jamono bi nga xamante ni dendu Afrique mi ngi jànkonteel ak i jafe-jafe ci wàllum kaaraange ci wàllum wér
wér-gi-yaram. waaw choc exogène yi nga xamante ni nag ñu ngi koy nemmeeku ci dendu Afrique dafay rek daal di jur wàllum stabilité waaye itam di yokk tension sociale bi dem sax bay niroo ak i crise si géopolitique mondiale ci noonu nag doonoo seetlu ni dendu Afrique dana ko xaw a beddi ci ay décisions yu bëre rawatina ci wàllum économie mondiale donc loolu yëpp nag ñun dinañ si indi suñu xalaat ngir saafara yooyu la jafe-jafe. Semble accentuer de crise en crise la marginalisation de l'Afrique dans la gouvernance politique et économique mondiale. ci diggante octobre ak décembre daañu amal ci Sénégal ab xayma gu yaatu goo xam ni ñu ngi ko jagleel secteurub élevage bi maanaam càmm gi mu di nag guléet ci sunu réew xayma googule ñu koy amal koy xam ñan ñooy yëngu ci wàllum secteur boobule ak it yan xeetub càmm moo am si réew mi lu ni mel moo sabab ab CRD prep boo xam ni ñu ngi ko jagleel liggéey boobule sa Thiès ngir nag mën a xam naka la ñuy def ak yan jumtukaay moo war a mën a tax ba liggéey boobule mën a yemba la ca tukkee nag moo di ab waxtaan gu yaatu waaye tamit ñaaxante ci biir askan wi bu ko defee ñi nga xam ni ñooy liggéey ci wàllum càmm mën a joxe xibaar yu wër te wóor jëm ci liggéey ba nga xam ni moom la ñuy def ci wàllu woowule bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bureau central recensement national élevage bi di Amadou Ndiaye ñu teewlu ko ci micro sunu ndaw. looloo tax nag recensement bi loolu moo ko tax a jóg recensement day jëm ci exploitation yi nga xam ne day def élevage jël ci ñoom ay information lu mel ni seen ay ni ñu xontee jur gi lu ñu leen joxe ñu naan wér-gu-yaram jur gi yoo xam ne day dimbale ci ñu mën a xam dëgg-dëgg jafe-jafe nit ñi ak li dox sax ci wàllum xont ak yeneen ak yeneen ba tey tamit jur gi ndax ay nag la ndax ay xar la ñaata la fu ñu nekkee éleveurs yi tamit fu ñu féetee ci Sénégal loolu lépp ay information yi recensement yi génne la te loolu mënoo soo ko amul tabax ay politique yu wóor yu dimbale askan wi day jafe. jur yi moom bàyyiwuñu benn bu njëkk mooy nag yi xar yeeg béy yi lii di mbaam xuux mbaam sëf fas yi ba tey tamit ñu ci boole di jëm ci ay banjol yi copines yeeg yooyu yëpp xam ne ay njanaaw ñu ñëw ci kër yi ba tey tamit ñu yokk ci ay xaj ay muus ndax loolu gis nañ ne élevage yu tàmbalee di dikk la ci jamono ji tàmbalee di dox ci jamono la yamb yi nag kenn fàttewu leen loolu tax enquêteurs yi enquête doo gis benn enquêteur bu nar a ñëw li ñu ko yéene daal benn enquêteur du ñëw ak si moom dong waaye dina ànd ak chef de poste vétérinaire bi dina ànd ak organisation éleveurs yi ñi nekk ci gox ba ñoom suñu dikkee leeral nit ñi baax leen tax a jóg mën a saytu liggéey bi ba nit ñi gën a sawar ci joxe information te ñu xamal ne nag ne information boo xam ne dëppoowul ak li am day mel ni fi ne médecin boo xam ne daa war a joxe ordonnance nga ne ko sa tànk di métti nga ne ko sama boppay métti garab bopp la li bindal te loolu du faj dànk kon ñu xam ne lu am solo la daal joxe information bi baax bi daal lu am solo la ngir mën a régler problème. junjoon naa leen ko ci boppu xibaar yi màggal bu Touba mu mel ni boo demee ci marché bi lépp yemb na ci ñi nga xam ni ñoom ñooy ñëw di jënd si rawatina ci wàllum soble ak pomme de terre nga xam ni nekk na lu askan yi di soxla loole si jamono joojule moo waral ci ab doxantu goo xam ni jëwriñ ji yor wàllum njënd meek njaay mi amal na ko ca jaay nekk ca dëkk bu sell wala mu gis moo di ne marchandise bi doy na sëkk ngir nag askan yi mën a am li ñu soxla te itam nag bu ñu xoolee bu baax stock bi ci Sénégal ëpp na loolu li nga xam ni moo di soxla sa askan wi si jamonoy màggal gi moo waral moom jëwriñ ji muy xamal jaaykat yi ni mën nañoo jege si bu ko defee ñu mën a jot ci ndugg mi ci anam yamu waree ba nga xamee ni du mën a ñàkk ci marché bi ñu teewlu Aminata Assom Diatta ci micro sunu ndaw Maam Thierno ca Touba. produit yëpp ci fu mu toll nii doy na muy produit surtout yi nga xamante ne moo nekkoon problème fan yële moo nekkoon oignon bi am nañ lu tolloo 25000 tonnes boo xamante ne mu ngi ci fii Sénégal donc boo xoolee ci pour màggal bi liñ ci soxla mu ngi nekk 3000 tonnes donc am nañu quantité bu doy te commerçant yi ñu ngi dem jëndi et donc amul benn jafe-jafe en tout cas ministère du commerce mu ngi nekk toujours seen wet képp ku ci mëntul am jafe-jafe rek ñu gunge la ba nga xamante ne li nga soxla dina mën a agsi. waaye bu ci njëkk parce que suñu beneen mission bi justement moom mooy fexe ba njëg yi aussi yomb donc suñu mission bi bu njëkk mooy fexe ba marché bi déjà mu nekk bien approvisionné ndax bu produit bëriyee ci marché bi rek prix du yokk. maintenant ñi nga xamante ne yokku nañu prix
te mu nekk ci produit yoo xamante ne fixé nañu seen prix dañuy sanction bi dana gën a métti te loolu service yi vraiment doggu nañu ci képp koo xamante ne wàcc nga yoon ci lu jëm ci prix yi sanction bi nga xamante ne moom lañ lay teg dina nekk sanction bu diis. di fàttali rek ni troisième mission ministère du commerce moom mooy fexe ba protéger pouvoir d'achat consommateur. moom jëwriñ ji jota tontu sax ci laaj goo xam ni taskatu xibaar yi sampoon nañu ko jëm nag ci wàllum ciment bi ak këru liggéeyukaay yi nga xam ni ñoo ci yëngu jafe-jafe yi ñu nekkee jamono ji lu ni mel am njeexital gu métti ci tabaxkat yi ñu teewlu tontu bi mu jébbal Maam Thierno. ciment nag mu nekk loo xamante ne lu ñor consommateur sénégalais la ñu gis ni ci marché bi prix yi am na yenn niveau yu mu àgg te pourtant ci 2019 dañoo bloqué prix ex usine donc depuis 2019 si cimentier yi ñoom amul lenn lu ñu yokk ci li nga xam dañ koy jaay ñii di quincailler yi waaye xam nga bu ñu demee ba am ay jafe-jafe ak marché international bi ñenn ñi arrêté lu ñuy produire kon quantité bi nga xamante ne moom mooy nekk ci marché bi dafay daal di commencé wàññeeku bu wàññeekoo nag prix day yokk donc finalement industriel bi yokkul consommateur bi amul prix yoo xamante ne dafa nekk yu yomb ki nekk seen diggante moom mooy intermédiaire yi ñoom ñoo absorbé marge de trop bi kon tey jii bi ñu xoolee dañu ne dañuy réajuster prix bi nga xamante ne moom mooy prix industriel bi bu ko defee quantité bi gën ciment bu gën a bari nekk ci marché bi te loolu dafay tax consommateur bi non seulement dina am quantité bu bari ci marché bi waaye tamit dina profiter ci prix yi ndax bu quantité yi bari rek ak concurrence bii di am ci diggante industriel yi rek prix yi day wàcc te loolu moom mooy arranger consommateur. fexe ba xam lan moo mën a jariñ consommateur yi nekk na lu am solo en tout cas ca Touba gis nañu daal marché ba moom coow juddu fa ci jamono ji lu ni mel nag mënee su ko wax ci marché central bu Kaolack mbokk yi ginnaaw ba nga xamee ni liggéeykat yu fare ca wàll woowule maire ba futt la ñu def jagleel ko municipalité bu Kaolack la ñu koy ñaawlu nag ca doxalinam bokk na ci ñàkkub waxtaan ci seen digg ak it anam bu doy waar goo xam ni xar kanamuk marché boobu am na ko waaye tamit yamuñu ay dem beek dikk bi nga xam ni ci biir marché ba bari na ay jafe-jafe yoo xam ni nemmeeku nañ ko si lu ni mel la ñu ñaawlu ci kanamu taskatu xibaar yi ñu teewlu seen président di Lamine Ndaw dem sax bay xamle ni bu ñu wattuwul daañu banque seeni yoxo ci fay yenn taxi yi jagleel ko municipalité ba ñu teewlu ay kàddoom. képp ku bëgg a liggéey da nga war a jël sa responsabilité nga ñëw dugg ci marché place yaa ngi fi booy jënd nga jënd booy luye nga luye ni say morom waaye ñëw li ñuy jaay nga teg ko ci biir di ko wante autorité gis yooyu yëpp jimuñ ci benn effort benn jéego jimuñ ko ci mais nag kañ lañ leen a gis bu weer dee le premier ba le 10 ñu ñëw ànd ak seen alkaati comme seen agent municipal di recouvrir seen xaalis ku leen ameel benn weer boo leen ko fayul bu le 10 jotee ñu tëj ca place bu fekkee nag ñun li ñuy war ñoo ngi koy def ñun am na li leen war dañ ko war a def la leen war ne dañu leen see topp ba sonn nu mel ni dañuy tàng xamlu te yaakaar naa dëkk war ta doxee noonu ñun am nañ suñ fulla am nañ suñ fayda lii ñuy jooy bu fekkee dafa nar a continuer di wëy danañ dakkal bépp jëflante ak ñoom ci wàllu paiement ba buñ mënee nag ñu boole ñu ñun ñëpp tëj suñu place yi ñu tëj ko ñu dem toog waaye mënuñ fay nekk li ñuy warloog ñoom ñun ñu koy def fayeeku loo xam ne ñun xamuñ ko woon sax mosuñ ko fay ay droit de publicité boo xamante ni da ngaa bind rek sa place mosuñoo xam loolu ñu ñëw fayeeku ñu ko te yow mënoo ci marché bi dara lu dul toog ci média yi di communiquer di joxe ay fausse information ay patoxol si ngay jaar te dafa yéeme dafa métti dafa doy war. ginnaaw ay weer yoo xam ni ay jafe-jafe rek moo doxoon ci seen dégg ak seen direction générale liggéeykat yi nga xam ni ñoo nekk ci yéenekaay bii di Le Soleil fi mu toll nii yaakaar gu rëy juddu na si ñoom ginnaaw ab waxtaan ngoo xam ni bari na ay kilifa yu ko door ci seen digg ak seen njiit yooyule xibaar bi ki ko joxe di njiituk syndicat bi nga xam ni moo ëmb liggéeykatu Soleil ci ab séance formation bu ñu doon amal jagleel ko personnelu délégué personnelu quotidien Le Soleil boobule ci jàppandalu confédération nationale des travailleurs du Sénégal di CNTS moom Mouhamadou Moustapha Sy di rafetlu taxawaay bi nga xam ne syndicat bi am na ko ci biir xeex bi ñu teewlu ay kàddoom.
ci loolu noonu damay fàttali ne rek ba tey combat bi nga xamante ne moom lañ doon mëne ci biir Soleil que dañoo nekkoon ci yoon mosuñu wàcc ci yoon lim ñu may lépp li nga xamante ne yoon moom la ñu mayoon toppoon nañ ci ba egg fi ñu egg ñi tey jii nii gis naa ne aussi formation bi daf ñu gën a renforcer gën ñu dooleel ci li nga xamante ne jotoon nañ ko am su ko defee pour ñu gën a mën a vraiment def suñu mission bi nga xamante ne mooy sàmm ak yelleef travail yi nekk Soleil mais aussi sauvegarder suñu outil de travail. ci wàllu li nga xamante ne moom moo ñu opposé ak suñu direction générale notamment le directeur général Yakham Mbaye mooy que ne yaakaar nañ ne que ki nga xamante ne mooy kilifa réew mi ci boppam déglu na ko te dégg na wax ji ba tax na am na ñu bëri yi nga xamante ne ñu ngi leen di yabal pour ñëw Soleil gis situation pour waxtaan ak ñun ci nan la ñu régler problème mu Soleil te am nañ ci yaakaar na problème bi du yàgg dara que dinañ ko saafara. waaw suñu ndaje fii mooy que ne dañoo ñëw fii tey jii nii si càkkutéef bi ñu defoon si secrétaire général national Mody Guiro bëggoon véritablement ñu may ñu formation te mu nangul ñu ko aussi loolu moo waral tey jii bés bii nii tey ak suba ñu war fi nekk 2 jours pour am benn formation ci wàllu mbiru syndicat nu muy doxee mbiru dialogue social na lañ koy defee ak conflit bu amee na lañ koy régler. mu ngoog formation boobule nag jeex na tey jile ci aljuma ji la ko taxoon jóg moo di dooleel ñoom délégué personnel yooyule ci seen taxawaay waaye tamit jumtuwaay yi nga xam ni moom la ñu war a jëfandikoo ci wàllum syndicalisme rawatina ci wàllum aar ak yelleefu liggéeykat yi lu ni mel nag di solo goo xam ni app bi foo ko dayo gi foo ko natt weesu na ko bu ñu sukkandikoo ci njiituk confédération nationale travailleurs yu Sénégal di CNTS Mody Guiro ay kàddoom Pape Alsane Diop moo ko taataan ñu teewlu ko. pratiquement. seetlu nañ ne ñi bëgg jël voie wu liggéeykat yi amuñu formation bi war am nañu volonté ak courage waaye nag am na loo xam ne moo gën a important te loolu manqué nañ ko muy connaissance ci wàllu droit ak connaissance bi jëm ci wàllu procédure yi parce que boo nekkee ci réewu droit war nga def lépp nga saytu le minimum de connaissance ci lu ñeel droit du travail ci biir loolu la ci synthèse bi nangu accordé benn priorité ci éducation ak formation bu ñeel délégué bu personnel bi xëy na peut-être ci seen pratique syndicale am na ay questions yoo xam ne dund ngeen ko yoo xam ne tamit bu moytuwul dinañu taxaw kon xëy na peut-être jamono ji la ñu war a xool année lan la ñuy def li jëm ci gestion des conflits ndax am na ay conflits individuels ak ay conflits collectifs ak yeneen et souvent dañ ciy gis ñoo xam ne tamit dañuy jaawale mbir yi am na ñoo xam ne sax dañuy jël wàll am na ci ay attitude dañ koy jël yenn saay te duñ ci xam dara loolu tamit jàpp naa ne nekk na danger ci ñun kon donc mën nañoo wax ne daal li moo nekkoon sensu ndaje bi yaakaar naa ne CNTS dina disponible ngir gunge leen nekk ci seen wet. De cette rencontre, je pense que la CNTS en tout cas sera disponible à vous accompagner, sera à vos côtés. Sénégal bu doon njegemaar ñu mën a wax ni yoon wi mu jël baaxul lu ni mel ña ko xamle moo di parti bi tuddee seen bopp rassemblement pour les valeurs maanaam daal ànd si dëgg ci ab daje goo xam ni lañ ko doon waxtaanee bokkoon na ci anam yi nga xam ni noonee la ñuy yoree réew mi bi ñu jógee ci indépendance ak léegi la tukkee ca waxtaan woowule moo di ne réew mi amul benn wéeruwaay naam ci wàllum mbatit ak it ci wàllum gis-gis ci tabax ab askan lu ni mel nag ñu mënoon a jaare justement mbokk yi ci wàllum caada ak it ci sunu diine bu ñu sukkandikoo ci njiituk parti boobule di la docteur Cheikh Oumar Diagne ay kàddoom Cheikh Oumar Tall moo ko taataan. ñoo jàpp ni Sénégal boobu ba léegi bañ ko taxawalee ba tey 1960 ba léegi dafa am njuumte bi nga xam ne moom la ñu def bu ñu ko doon xool ci athlétisme dañuy wax ne Sénégal dafa def faux départ. am ni mu tàmbalee daw joxe gu ñu woon misaal gi faux départ lu ko waral mooy dañoo tabax dëkk bi nga xam ne dañoo tënk forcé ñu nañu lépp luy ngëm-ngëm ak seen aada ak seen pas-pas war lañ ko jëfandikoo pour doxal dëkk bi ñu jàpp ni loolu nag erreur la njuumte la ñu xool saytu xool dëkku tubaab yi nga xam ne sax ñi ñu jàngal loolu ñun loolu foofu la ñuy roy ñoom dëkk yooyu ñoom dañoo am ay parti chrétien yoo xam ne dañuy jiite am ay parti musulman yu fa nekk tudd naa ko mel ni France nga xam ne l'UDMF est un parti démocrate musulman français yi nga xam ne fa nekk di dem si élection yëpp des partis chrétiens moom kenn du leen lim parce que am na sax léegi union mondiale des partis démocrates chrétiens ba ci États-Unis ba ci Allemagne ba ci France ak fu ne nagam ñoom tubaab yi xam nañ lan mooy solo ngëm-ngëm ak pas-pas naka lañ si war a tibbee pour mën a doxal penc bi masta kon ñun ñi nga xam ne l'islam depuis 9e siècle mu ngi fii Sénégal depuis lépp junney at l'islam am xalaat am modèle ni ñu war a organiser ni ñu war a doxalee dëkk
ñu jël suñu loxo ñun seppi ko ne ñu islam waruñu si sukkandiku waaye mu ngeen sukkandiku ci ay saay-saay mu ngeen sukkandiku si ñi nga xam ne dañuy yàq adduna bi fii am nañ droit sukkandiku ci Marx pour taxawal parti waaye kenn amul droit sukkandiku si yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam pour taxawal parti ñun gisuñu nit bu gën a maandu bu gën a jub bu gën a leer yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jàpp nag ne ñun am nañu participation bu mag bu ñu war a andi Sénégal ci tibb ci jàngale yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngoo ko moom docteur Cheikh Oumar Diagne moomee sax nga xam ni ci xibaar jamono ji wattuwul ma ngay janoo ak procureur bu tribunal bu Ndakaaru ginnaaw ba ñu ko tegee loxo démb ci ngoon la ko waral nag bokk na ci ab convocation goo xam ni division des investigations criminelles moo ko jébbaloon démb ci ngoon mu demoon wuy ji laataak ñu ko teg loxo xibaar bi tukkee ca ko koy layal di maître Khoureyssi Ba ci page Facebook am moom njiituk parti rassemblement pour la vérité war a fekk foofee ca division des investigations criminelles démb ci ngoon kii di Karim Xurum Xaq di ab activiste moom itam ñu tegoon ko loxo démb ci suba la ñu leen di toppee nag bokk na ci ay tuuma yoo xam ni dañu ko teg ci ndoddu nguur gi jëm nag ci faatuk imam Alioune Badara Ndaw bu ñu sukkandikoo ci leeral.net mu ngoo ko mbokk yi li moo fi ruusoon ci xibaar amoon mbégte di leen ko jàngatal di leen jox daje yeneen jotaayu xibaar ba tey ci chaîne des valeurs jàngeen jëf